voilà jërëjëf auditeur rajo Sunu Afrique fu ñu mu toll ci jamono ji di wax ne li nga xam ne moo di rajo Sunu Afrique daf ñu rek lu dul bëgg leen ci xol ba tey tey nag ñu am benn émission bu am solo fii ba 5 heures du matin wante comme ni ñu ko waxee woon ci émission bi en français minuit ba 1 heure du matin dañ ci ànd ak président Ibrahima Sow mu ñëw ñu indek ñun ci ay gindi yu bari yéen a ngi doon déglu ci rajo suñu xarit Omar Diaw Seck maa ngi ko doon wax ne vraiment soxla nañ ko mel ne président Ibrahima Sow ak Jacob Coulibaly ñu ñëw am yoo xam ne dañ ñu ko leeralal jëmee ci wàllu taxi yi plutôt maa ngi jégalu yi nga xam ne nii boobu léegi yéen a ngi dégg coow ci nekk donc président dina ci ñëw ñun léegi incha allah wante balaa boobu rek comme ni ngeen ko xamee dëkk bi lu fi xew rek ñun ñëpp ñoo koy bokk bu dee bànneex ñoo koy bokk bu dee naqar tamit ñoo koy bokk kon balaa ma ñëw ak président Ibrahima Sow maa ngi am Baye Saliou Samb buñ ko waxee xel itam ci xasaayid Baye Saliou kon ma bàyyi la nga ñëw ak ñun rek ci li nga xam ne nii mu nga ma ñuy indi rek balaa nga ci ñëw rek di la wax sama turu rajo Sunu Afrique yëpp naa wax tamit ci turu président Ibrahima Sow ñu ngi jaale soxna Momi Sène ak borom këram ci sëñ Fallou Sène moom nga xam ne nii xarit ñëpp la woon li mu fa def ci lu baax tamit ñëpp xam nañ ko kon Baye Saliou bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar kenn ku ne ci tur ci aw turam ak santam jiital ci siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal fan wu gudd ak wér waaye noonu leen ko ñaanal bépp kilifa diine koo xamante ne alaaji mu ngi Sénégal ko jaay ak ren yëpp a ngi ci biir alaaji di leen jaajëfal bu baax a baax ni nga ko waxee léegi yaakaar naa ni boo leen ko siyaaree ñoom xam nan la ñoom xam nga leen waaye ñoom xam nan la ndax moo tax boobu ba tey gi kenn woowu la direct lan def ak woote nga daal ñu defal li ñu bëgg kon alaaji loolu yàgg nga ko def yàlla fay la alaaji ni wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam nga alaaji li fi xew kenn ku ci nekk tëj ci sa bët kenn ku nekk gis ko waaye li nga mujj a wax noonu la dëkk bi di demee loo xew la da ngay mujj sax yow boo yeexee da nga fàtte ne am na lu xewoon waaye boo demee ba tëdd xam ne am na lu xew loolu lan moo koy waral mooy sa diggante doomu aadama yi muy dëkk bi luy neex ñu ànd ko luy naqari ñu ànd ko alaaji ñu ngi lay jaajëfal baax nga jox sa wàccuwaay xanaa ñu kaawal ko rek alaaji nit koo xamante ne yaa ngi nekk ak moom ci jàmm ak salaam waaye mu leer la nañu ki jullit xàq na muy Serigne Fallou Sène ci alxuraan ja xasida ji ak noppi geeg tey ji yaakaar naa ne kenn ku ci ne xam na ne Serigne Jaga Sène day nee na lott na ci génnaal làmmañam moo ajaratu mooy mi seen ñi nga xamante ne nii day yaakaar naa ñoo nekk ci bopp bi waaye dañ koo bokk ak ñëpp kon yaakaar naa di tudd ay tur sax boo koy def njuumte mën naa am waaye tàgg ba gis am na jàppanti waaye du tey ñëpp nga ci biir alaaji yaakaar naa nit booy ànd ak moom ba gisatoo ko waaye tey jii boo fa ñëwoon sa xol dina seetlu guy mooy ni nga ko yàgg di waxe yow moomu muy bu dee ci waa kër waa suñu maam alaaji Malick yaakaar Serigne Talla Ndiaye ak Serigne Pape Niang day géej Mor Mbuub ak Serigne yooyu léegi ñoom ñëpp kenn ku ne egg si nga fa yaakaar naa Serigne Cheikh Dieng Tidiane ku ne jël fa kàddu yoo xamante ne tubaar fa kàlla ci ànd ko rafet gi kon alaaji yaakaar naa ni nii nga ko waxee ni la Serigne Bamba Sall ñëw bu dikkee xam nga ne teewal na mboolem Serigne Mansour Diassé noonu mu ko waxee ñu jàpp ko teewoon a dugg kon yaakaar naa ni Serigne Jaga nee na mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay alaaji noonu ñu ko waxee noonu la amee nga xamante ni nee na teg na cant yëpp rek ci loxoom Serigne Pape Sey Dramé mi nga xamante ne mooy président Nika ànd ko Serigne Pape Kan ma jaara ñoom ak mag ñëpp ku mel ne Serigne Modou Fall Baye Fall waaye Serigne Abib Diom ci soññee ba ñoom ñëpp ak Serigne Ablaye Thiam ak Serigne Birima ñun ñëpp di ay kilifa yoo xamante ni nii ànd na nag moom ba yëgatuñu dara waaye du wax mukk bàyyi Serigne Sidi Lo mi nga xamante ni nii lu xew mooy njëkk a ñëw mooy mujj a toog kooku ñu ngi koy sant nee na di ko gërëm bu baax di ko jox wàccuwaayam alaaji di la jox sa wàccuwaay bu baax ci koo xamante ni nii kenn ku ci ne xam na ni sa deret la sa lépp la suñu jaga beral ko ak cant mooy kan conseil général li nga xamante ne bii da cee dox loo xamante ni tubaar fa la macha allah waaye nee na dina ko sant waaye dina sant président de la République muy Macky Sall nee na ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay bi nga xamante ni dina ko jël en charge te yaakaar naa loolee bu ko defee topp na càllale gi waaye sant na ci bu baax gërëm ci bu baax ki nga xamante ni mooy kan mooy soxna Amy Ndaw di seen ngeen bokk sant nee na sant na ko gërëm ko ci lam ca dox ba egsi ci conseil rafetal lépp oyofaat toll kon nee na mi ngi sant conseil sant koo xam am na fu muy commencé waaye amul fu muy yem waaye alaaji te yaay boobu ji ajaratu moomi seen nee na noonu da la sant gërëmaat la waaye noonu la sant daayira soxna jaara bépp nag ñi nga xamante ne maami daara nee na lu fay furu nga xam moo ko fa indi di ko sant di ko gërëm waaye ñu ngi sant baax ajaratu Fama Dieye di topp ñoom soxna meer seen maam Assou Diop mi nga xam ne guddee bëccëg suba ngoon ñaga fa waaye mi ngi sant ak mboolem ki nga ñi nga xamante ni nii
mooy njabootu boppam gi nga xam ne Serigne Talla ak Serigne Babacar ak seeni soxna yaakaar naa bu ko waxee njabootu boppam loolal jeex na suñu njaga daal nee na xolam daa fees del li ci des alaaji dañ ko àggale ci rojo yëpp li ci des na ci jaaraat incha allah rabbi yi kon yemuñu foofu rek alaaji nit booy ànd ak moom ba gisatoo ko li la desee ci moom di lan mooy nga gunge ko alaaji suba incha allah rabbi yi lan fas yéene tàggatoo ak Serigne Fallou Sène mu tedd moomu fan lay doon 115 116 ak 16 ak 100 ci kaw 106 bi rek incha allah diggante 115 ak 116 incha allah foofu lañ koy ñaanale tàggatoog moom nag ñëppal ko boromam kañ lay doon heure bi 10 heures incha allah rabbi yi kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi jox di daje ñëpp ndax kenn xamul làmba ñu nga xamante ni mooy am barke kon suñu jaga nee na ñëpp ñëw ñu ànd ñëw gungeel ko ki nga xamante ni nii kenn ku ci la nga ci wax yaa ko waxal sa bopp waaye alaaj ñu mat a xam ñu jar a xam muy waa PS bi mu bokkoon waa New Harlem def ci jëf ci rafet waa New Jersey waa Cincinnati soxna Ami ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar Serigne Abdoulaye Mbaye ñoom ñëpp ñu ngi leen jox seen wàcc waaye jóge ba Cincinnati soxna Fatou ñoom ñëpp ñëw yaakaar naa ni lii yaakaar yàlla na fi dégg la ñuy wax waaye du fi jóge alaaji ñu ngi lay jéggulu heure bi xat na lool waaye li ci def dinañ ko àggale ci rajo yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox ñëpp seen wàcc waay ku ñu tudd nag na nga xam ni yow yaa gën a nekk ci xol bi moo tax ñuy fàtte waaye dinañ àggale alaaji mucc ko ànd ak xéwal yàlla na yàlla defal ko jàmm te defal ñu jàmm barke Serigne Saliou jërë ngeen jëf macha allah ku wante kàddu ko di Saliou Samb da ciy njuum te ci man la waaye ñi ma yónni woon seen xol a fees dell kon alaaj ñu ngi lay sant di la gërëm di la jox sa wàcc waay ñaan lii nga commencé émission bi awee ni yoon yàlla na àgg ci jàmm ak salaam jërëjëf mucc ko ànd ak xéwal amiin jërëjëf kooku mooy Baye Saliou Samb comme ni ma ko waxee rek muy loo xam ne nii day man noonu la koy defee moom tamit bu dee bànneex wala naqar donc suñu nijaay jooju sëñ Njaga Sène ànd ceeg maman soxna moomi beneen yoon ñu ngi leen di jaale kon nag ni ma leen ko waxee rek mbokk yi dañuy ñëw génn ci li nga xam ne nii mooy émission bi tey minuit ba 1h du matin ñu ànd ceeg ki nga xam ne moo di président Ibrahima Sow loolu mooy àddina nii la fi tëddee kon nag président ma bàyyi leen nga nuyoo auditeurs yi su ko defee nga ñëw ak ñun ci li nga xam ne nii bëgg nga ko gindi mbokk yi dina nekk lu am solo benn yoon bisimilah dalal la jàmm ci rajo Sunu Afrique. Alaaji maa ngi lay nuyu bu baax. di la ziara maa ngi nuyu auditeurs rajo Sunu Afrique. maa ngi nuyu communauté sénégalaise bi yëpp ak fu ñu mën ci toll. maa ngi jokk ci loolu suñu mbokk suñu xarit Saliou Samb wax di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ñu ngi jaale communauté sénégalaise bi yëpp. suñu mbokk suñu xarit Fallou Sène comme ni nga ko waxee mu doon nit ku baax du woon nit ku sedd du woon nit ku sérieux du woon nit ku amul njëriñ communauté sénégalaise bi ñu koy jaale suñu mag suñu xarit Njaga Sène di ko jaale soxna Moomi Sène ak njabootam yëpp di ko jaale kilifa diine Ibrahima Niang nga xam ne ku ko jege woon la di ko jaale communauté bi yëpp di ñaan yàlla yal na ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe yal na yàlla teg loxoom ci njabootam bi mu bàyyi ci gannaaw yal nañu dëddoo jàmm yal nañu yàgg di ko saraxal wax dëgg yàlla Fallou ku baax la koo xam ni ku amoon yitte ci nit ku bëggoon communauté bi ku gëmoon liggéey ku fonkoon liggéey ku fonkoon diineem ku amoon taalibe lu yàlla tudd nag kenn mënu ci dara dañ koy nangu rek mu nekk ndogalu yàlla ñu ànd ak njabootam di ko ñaanal di jaale communauté bi di leen masawu ñoom ñëpp donc loolu bëggoon naa vraiment ci tàmbali gi ma wax ko bëggoon naa également nga may ma balaa ñuy dugg ci vifu émission bi comme que tey la samedi incha allah altine bi di ñëw moom mooy nekk Martin Luther King Day ñu loolu tamit ñu sargal nit ku ñu ku mag kooku nga xam ne liggéey bi mu liggéey dafa yaatu am impact am solo ba képp ku nekk nit ku ñuul nga koy tiitaroo ba képp ku nekk nit ku ñuul nga siggi ci ba ñu dogal ko bés boo xam ne moom lañ ko jagleel muy mardi muy altine astafurlah mu nekk loo xam ni wax dëgg yàlla suñu tiitar la ñun ñëpp Martin Luther King également loolu mu def moo tax ñun tey ñu xej ci dëkk bi moo tax également képp kuy minorité nga xej fi parce que xeex boobu mu xeexoon ak ñi mu àndaloon di ko def moo yaatal liberté yi moom moo tax ba nit ñi am ay droit yu bëree bari ba mën a xej ci dëkk bi donc baax na nit ñi di ko bañ di fàtte baax na ñu koy fàttaliku baax na également suñu mel ñi amee ñu célébrer ko et par delà moom ci boppam ñu célébrer ñi mu àndaloon et par delà ñooñu ñu célébrer communauté noire américaine bi nga xam ne ñun
ñoom ñoo fi suñuy mbokk ñoo fi suñuy njaatige lu ñu am fii ci dëkk bi ak xej bu ñu fi xej ginnaaw yàlla ak ñoom la donc baax na tout le temps ñu koy fàttaliku également di célébrer service boobu nga xam ne moom moo nekk li nga xam ne moom mooy journée bi li muy consacré donc bëggoon naa rek balaa tàmbali ci émission bi ma wax ñaari wax yooyu jaale suñu mbokk boobu jóge fii ñaanal ko waaye également ñëw ci li nga xam ne moom moo nekk li nekk ci mbirum Martin Luther King Day bi nga xam ne moom mooy am altine. macha allah kon nag foog naa mbokk yi ñoo ko déggandoo muy lu am solo wane rek ne bu ñu nee président Ibrahima Sow toujours égal à lui-même ci ni nga xam ne nii noonu lañ doon déggee ca RFM di ko gisee ci réseaux sociaux yi bu ngay taxawal diaspora bi rawatina diaspora américaine bi saa su wax jotee rek da nga ca wax lañ ca war a wax. comme li ñu ko waxee rek jéggi nañ coow li bëri na lool ci wàllu association bi wante dafa am loo xam ne nii dafa yitteel ñu bëri muy wàllu taxi yi ñu la ci waxtaan ñu la ciy laaj di la ci tudd di wax ne ci yow la lépp jaaree kon li may def rek mooy bàyyi la en général nga ñëw ak ñun noo jàngatee situation bi nga xam ne ñu ko dund waaye béral li nga xam ne mooy wàllu taxi yi da nga xam ne yaa ngi ko ciy dégg ñun ñëpp ñu ko ci dégg bisimilah. jërëjëf El Hadj laaj la bu am solo boo xam ni dinaa sawar tontu ci comme ni nga ko waxee ci fan yi ñu duma wax sax yi ñu jàll ci fan yi ñu nekk am na wax yu bari buñ ci wax ñi koy wax nag bari wuñ sax ay nit ñu néew la ñu ñett ba ñeent tudduma ci ay yoon yu bari te man dama waxoon li nga xam ne moom laa fi yoroon ce ne lu am solo la lu am valeur la honneur bu mag la woon te yor bi mën na am jeex na waaye responsabilité bi jeexul te man sama bopp maa jëloon engagement que lépp lu ci nit soxla bugg ko cee xam bugg ko cee laaj ci diir bi ma ko yoree ci anam bu la neexee mën nga ma ci interpeller noonu mën nga jël sa téléphone nga woo ma mën nañu daje ci mbedd nga woo ma à côté nga laaj ma ne ma président mbaa Ibrahima lii ak lii ak lii ni mu demee woon mën nga également interpeller ma ci rajo lu ma rafetlu la donc amuma ci benn problème ñu interpeller ma ci ma wax ci li ma ci xam donc loolu moo tax sawar naa ci wax dëgg yàlla sawar naa également ci wax ci ndax dama jàpp ni par delà interpellation bi am na loo xam ni dafa am ay nit ñoo xam ne dañu bëgg a profiter ci situation bi détourner débat bi diir bi ñu nekk diir bu am solo la organisation assemblée générale moom moo nekk période bi ëpp solo ci dundu organisation bi ndax mooy période waxtaan ci la ñuy waxtaan ci lan la ñu def ci organisation bi ci yan yoon la ñu bëgg a jël mais surtout ci la ñuy waxtaan ci perspective alors ci waxu texte yi nag dafa mel ni dafa am ñu ci dugg ñoo xam ne dañu bëgg a détourner nit ñi ci essentiel bëgg leen yóbbu ci lu ñuy wax accessoire alors loolu tam su fekkee am na ñun en tant que responsable suñu responsabilité la ñu delloo si nit ñi wan leen ñi en vérité wax ji dëgg-dëgg du texte wax ji dëgg-dëgg mooy li ngeen dañ leen a bañ a dañoo bëgg ngeen bañ a gis li nga xam ne moom mooy solo bi li nga xam ne moom moo xew ci organisation bi ak li nga xam ne moom moo nekk di xew ci organisation bi li tax ma wax loolu mooy texte yi nga xam ne moom moo fi nekk tey mu nekk texte association des Sénégalais d'Amérique am ci ay changement yu ci am changement yooyu ci am ñu jaarale ko ci yoon yi ñu ko war a jaarale yi nga xam ne mooy charte yi association bi taxawal pour def ko ñoom ñoo fi nekkoon bii ñuy def élection sama diggante ak Serigne Ndiaye te boobu amul kenn ci ñun koo xam ni dind nañu candidature am amul kenn ci ñun koo xam ni invalidé nañu candidature am waaye texte yooyu ñoo fi nekkoon texte yooyu également ñoo fi nekkoon bii ñuy fal Sadio Barry li gën a ëpp solo ak li gën a yéeme mooy ci li nga xam ne moom la ñu wax ci la ñu sukkandiku mbaa bokk na ci li ñu sukkandiku pour dindi candidature Serigne Ndiaye mooy indiwul child support man mii bi ma nekkee candidat di xëccoo ak Serigne Ndiaye joxewuma kayit buy wane ni amee naa child support Serigne Ndiaye ci boppam joxewul kayit buy wane ni amee na child support te kenn laajuñu ko leneen li gën a yéeme mooy soo xoolee texte association bi yëpp amul fenn fu ñu ne képp koo xam ni da ngaa bëgg nekk candidat pour nekk président war nga indi kayit buy wane ni amewuloo child support loolu amul fenn fu ñu ko wax le règlement bi wax mooy képp koo xam ne amee nga
maanaam yóbbu nañ la tribunal ba ngay fay child support yaa ngi fay child support mën nañ laa laaj nga indi luy wone ni amewuloo bor ci fay googu ngay joxe su fekkee amee nga pension alimentaire maanaam yóbbu nañ la ba juge ni yow da ngaa war a fay ngay fay war nga suñu demee ba ci loolu nga indi ko. président nga baal ma rek mooy en cas boobu ñuy wax ñu ngi koy dégg ci rajo yi rek. en cas pour mu leer. waaw bu dee su dee yaa ngi koy fay la. exactement donc loolu su fekkee ay nit ñu ngi organiser nga ñëw di joxe sa candidature ñu ne la indil kayit buy wane mën na am ñooñu am na lu ñu réeree mbir te lu ñu mën a comprendre la parce que nit mënul matale lépp mënul xamandoo lépp. loolu moo tax depuis le départ ñu ne problème bi ñu am ci assemblée générale bi problème mu départ la c'est-à-dire problème mu ni ñu ko organiser la loolu moo tax ñu ne comité directeur moom moo war a recevoir ay candidature valider leen mbaa invalider leen. président nga baal ma rek président kon doo ñu wax fan la waroon doore pour ñi nga xam ne ñu ngi déglu. donc fi ma waroon doore fu yomb la comité directeur mooy daje. ñu définir conditions yi nga xam ne moom la assemblée générale bi di amee wax naka la ñuy déposer candidature bureau bi recevoir candidature mais amu ci benn sañ-sañ lu dul passé ko comité directeur ñu saytu ko seet liñ ciy valider ak liñ dul valider loolu moom moo nekk démarche bi nga xam ne moom la ñuy jaar suñu defee loolu ba pare comité directeur bi taxawal commission d'organisation encore une fois pas commission électorale mais commission d'organisation de l'Assemblée bi nga xam ne mën na am ay membres du comité directeur mën na am ay personnes ressources ci communauté bi jox leen lettre de mission ci par rapport ak nombre de candidatures yi ñuy am ñu wax leen ci date bii la ñu bëgg assemblée générale bi am su délai bii jotee bëgg nañu candidat bii dem rajo su délai bii jotee parce que comité directeur bi moom moo war a organiser loterie bi nga xam ne moom mooy déterminer temps de passage yu candidature yi ci rajo bi. donc suñu dellu see ci li ñu doon wax ci règlement yooyu ñu doon wax donc mu wane na ni donc règlement bi amul benn mbaa bopp parce que règlement boo gis ci àddina mën na manqué texte bi ëpp solo ñun suñu dund bi nga xam ne ñun ñëpp ci lañ jokk muy alxuraanul karim léeg-léeg gis nit ne la man de nii laa ko gisee keneen ne la donc su fekkoon texte bi moo am problème bu kenn warul am gàcce nga wax ni texte bi moo am problème mais ci lii ñu gis ñii nga xam ne ñoo appliqué texte bi ak liñ ci jublu foofu la problème bi nekk ñeent nit ñii di wax nag ci loolu la ñu bëgg a détourner nit ñi bëgg a jiiñ loo xam ni teg ko ci kaw texte loo xam ne loolu du responsable ci texte bi ma dellu si waat ci leneen lu ëpp solo dégg naa leen ñu ne texte yi fi nekkoon depuis ci jamono président Yaya yi ñoom la ñu war a delloo si waat texte yooyu ñoom ñoo nekk yi fi nekkoon ba léegi loolu tam njuumte la bépp président bi nga xam ne man bi ma fi nekkee ci bokk ci association bi ba léegi te bokk naa ci depuis ci jamono bi président équipe bu président Fallou Gueye ñëwee daanaka équipe bu ñëw di nga changer règlement bi dinaa la jox ay firnde ci loolu di nga ko changer ci doxalinu association bi te loolu la ñuy xaar ci équipe yi parce que li ñuy xaar ci équipe yi jiite organisation bi mooy saa yoo ñëwee ci li ngay doxale nga am ci ay jàngat nga seet naka la ñu mën a améliorer naka la ñu mën a yokkee naka la ñu mën a def ba li nga xam ne moom mooy charte organisation bi gën a baax donc chaque année su assemblée générale jotee ci partie bi ñuy wax perspective suñu defee rapport d'activité yi discuter ko dañuy wax li ñuy wax perspective ci perspective bi li ciy gën a génn mooy ci li association bi du doxee lan la ñu jàpp ni moom lañ ci war a yokk alors donc ci firnde su fekkee élage yaa ngi fàttaliku bi ñuy def élection diggante équipe bi président Fallou Gueye jiite woon ak équipe bi nga xam ne dem si yàlla Ousseynou Diallo moo ko jiite woon yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin ak équipe bi nga xam ne élage Diagne Goro moom la jiite woon moom itam yàlla na ko yàlla xare àjjana yóbbu ko ci àddina yi gën a fay li ñu doon fale nit ñi mooy ñu koy wax mode de scrutin mooy ku nekk da ngay ñëw ku nekk indi sa équipe ku mu neex nga tànn ci équipe bu président Fallou Gueye président tànn ci équipe bu ndem si yàlla Ousseynou Diallo secrétaire général tànn ci équipe bu ndem si yàlla El Hadj Diagne trésorier général mbaa lu mel noonu donc noonu la élection bi mode de scrutin boobu
nga xam ni mooy mode de scrutin par panachage loolu la ñuy wax noonu lañ ko amele woon. yàlla def ci sutura président Fallou Gueye équipe en tout cas benn équipe jàll muy équipe bi président Fallou Gueye donc amul faluñu fii président jël fële trésorier général mbaa secrétaire général. mais bi équipe boobu jàllee bi ñu demee ba assemblée générale jot ñu jàngat ñu ne lii de yàlla def na mën na am équipe bi yëpp moo ànd jàll mais mënoon na am yeneen nit ñëw dugg ci biir ñoo xam ni peut-être ak ni campagne bi demee ak tension bi ci am suñu ñëwee mën nañoo jéem a bloquer équipe bi mbaa même suñu ko jéemul bloquer fekk ni ñun bokkuñu gis-gis ak vision. donc li gënoon mooy ku nekk nga nekk ci benn équipe mu am ay équipe ñu compétir. képp koo xam ni fal nañ la nga ànd ak sa équipe ngeen indi seen vision ngeen indi seen programme. parce que suñu deful noonu danger bi mooy mën nga fal président nga boole ko ak ñeneen nit ñoo xam ne déggoowuñu président boobu walbatiku na la man kat soo gisee defuma ay résultat c'est parce que dañ ma booleeg ñoo xam ne dañ ma doon faqatal dañ doon yàq sama liggéey. donc booba ñu changer règlement bi def ko par équipe. sooy fàttaliku élection boobu ma la wax bi ci topp mbaa assemblée générale boobu ma la wax mu amoon élection boobu ci diggante ñetti équipe yi bi ci topp mooy assemblée générale bi nga xam ne élection la woon diggante man nii ak président Diafouné. boobu ay équipe la amul tànn fii yokk fële équipe A contre équipe B la. donc ci condition yooyu lañ demee woon. mu nekk premier changement. bi président Diafouné di jeexal ma dem élection ak président Pape Dramé. méthode boobu moo continué woon méthode équipe A ak équipe B. président Pape Dramé bi mu defee premier mandat di dem ci deuxième mandat ñu changé waat règlement bi. ñu def ko léegi comité directeur bi ma assemblée générale bi mooy fal président bi. mais assemblée générale bi su falee président bi du fal bureau dafay fal comité directeur fal ci biir comité directeur bi ay nit ñoo xam ne ñoom ñooy dem bokk ci nekk bureau président bi. ok loolu moom moo nekkoon mécanisme boobu président Pape Dramé deuxième bureau ci noonu lañ ko falee yàlla def. mu tranquille amul problème. man bi ma ñëwee amul woon opposition ñu fal ma comme président. ñaari semaine yi ci topp ñu def élection wu comité directeur bi fal ci biir benn bureau boo xam ni balaa ñoo dem sax ci élection bi am na ñu ci bokkoo ñu ne ma dana ñëw dugg ci sa bureau bloqué ko yàq liggéey bi. déet waay. yàlla def yàlla def bi ñu demee ci comment on appelle ci mandat boobu. bari woon na coow trop bari woon na ay complications am na ci lu bari loo xam ni du woon différence de vision de vision du woon différence d'orientation. du woon différence ci yan politique la ñuy appliqué mais c'était plutôt querelle de personnes ci ay nit ñoo xam ne peut-être bokkuñu woon gis-gis bokkuñu woon jumuwaay. yàlla dafa ñu sutura ñu gérer ko ba egg. ci condition boobu également amoon na ay imperfections ci règlement bi je me rappelle très bien ci règlement bi ñu amoon léeg-léeg doon nga gis ñu ne c'est le président qui préside aux réunions du comité du bureau waaye ci même règlement bi nga gis ñu ne c'est le secrétaire général qui convoque et qui dirige les réunions de bureau. Dans nañu dem réunion de bureau ñu toog 1 heure mbaa 2 heures de temps di discuter ñu naan kan mooy présider réunion bi diggante président bi. donc genre lu mel noonu yëpp incohérence yooyu yëpp ñu nekkoon nañ ko dugal ci changement règlement bi. donc pour woon la kon ñii di wax depuis président Yaya Ly dem si yàlla yal na ko yàlla xare àjjana. texte yi fi nekkoon ñoo fi nekkoon. xamuñu li ñuy wax léeg-léeg nag nit nekk ci mbir mi di dox fekk yow li muy dox ak fi mu jëm xamuloo ko sax mais du bettee ci nit ñoo xam ni biñ fi nekkee ñu nekk trésorier général maa ngi fàttaliku ci président Yaya Ly alal bi association bi amoon muy $1,500 ñu jox leen ko ne leen dañu dem déposer ko ci banque bi dañoo dem ñu dellu soit ne déposer nañ ko bi ñu demee seet fekk xaalis bi nekk ci banque bi ñu wëlbatikoo ñu laaj leen ana xaalis bi ñu ne dañoo juum dugal ko ci compte beneen ñu ne leen ban compte ñu ne xamuñu ban compte. ñu ne leen ana reçu bi wane ci compte boobu ngeen ko dugal ñu ne yoruñu reçu. $1,500 yooyu foofu la jaar tey ba tey association bi jotaay su nit mënee def loolu su ñëwee di la wax association bi nga xam ne tey diggante bi fi président Yaya génne ak tey presque mën na 30 ans nañu dellu ñu jëliwaat. règlement yi fi nekkoon ci jamono boobu ñu indi ko war nga ko mën a baal parce que ñun ay jullit lañu te yàlla moo wax am na ñoo xam ni war ngeen leen mën a baal liñ leen di def tey liñ leen defoon démb ak liñ leen nar a def parce que noonu la leen yàlla bindee alors donc noonu lañ koy jàppee
vraiment loolu faiblesse la bu baax leneen li ma gën a yéem ci mbir bi mooy ñi ma dégg ñuy wax waxu texte yëpp dégguma ci kenn ku wax ban texte parce que ay texte yu bari la am dinaa dellu si waat léegi ci naka la ñu jaar pour refonder texte bi. waaw ñoom dañu ne texte bi yaa ko bind yow. waaw loolu erreur bu mag la di ko wax. parce que bi ñu demee ba wax naa la ñu dem ba egg ci gis ni am na loo xam ni war nañ ko yokk améliorer. parce que texte dafa war a jël direction wu orientation bi structure bi di jëm dafa war a encadrer activité structure bi dafay évoluer ci ku xam lan mooy règlement. bi ñu defee suñu premier mandat comme ni ko ñëpp di defee ñu def suñuy jàngat. dañoo désigner benn commission désigner wu benn dañoo woo ay nit ne ñun de bëggoon nañu ngeen saytu ñu règlement bi seet lan lañ ci mën a améliorer. commission boobu président Jacob Coulibaly moo ko jiite ak yeneen nit yu bari ñu xarañ ñu am xam-xam yu maandu. ñu ñu ko defee mooy dañ koo jël ñu étudier ko def ay proposition de texte ñu woote assemblée générale extraordinaire ci fànn ak anam yi ñu ko war a wootee. assemblée générale extraordinaire boobu keroog ñi fa teew ëpp nañu 60 personnes. ci 60 personnes yooyu peut-être ñi voté wul texte yi motuñu sax 10 personnes. majorité bi écrasante majorité bi plus de 3/4. voté pour ñu adopter texte yooyu texte yi nekk texte association des Sénégalais d'Amérique. mais li gën a fës ci texte yi du mécanisme yooyu ñuy def élection mais dañu gisoon ni association bi ameelul dara membre yi ñu nekkoon nañu def charte sociale ba nga xam ne képp ku bokk ci organisation bi dina am lu mu la amel du ñu yem rek ci wax ne organisation bi am na lu mu la amel mais dañ koy xaatim ñu mandat ba ko ñu déterminer ko de manière claire. ñun bi ñu nekkee suñu ñaareel mandat te dañoo ne nañ ko appliquer ñun ñi nga xam ne ñoo fa nekk nañ ko tàmbali ci ñun sama ñaareelu mandat ñëpp ñi bokkoon ci association bi dañ leen doon wax bu baax li nga xam ne moom leen association bi amel dañ leen doon jox ay chèque dañ leen doon jox su fekkee am nga gàllankoor bi nga ñëw association bi donc loolu bokkoon na ci changement yi ñu def changement yi ñu def également bokkoon na ñu élaborer règlement financier bu organisation parce que organisation bi amul woon règlement financier boobu également ñu parfaire règlement ak statut ñu élaborer également règlement intérieur parce que amul woon règlement intérieur distinct règlement intérieur dañ ko dugaloon ci benn corps de texte moom lañ doon woowee règlement donc tey association bi am na 4 pièces de règlement intérieur statut règlement financier ak charte sociale li ma doon xaar ci waxtaan bi parce que mën na nekk waxtaan nit ñi war nañu mën a waxtaanee règlement organisation bi war nañ ko mën a changer li ñuy xaar ci bureau bu nekk mooy soo ñëwee nga jël say matuwaay am loo ci yokk li ma ci doon xaar mooy ku ñëw ne la règlement bi de am na lu ci manqué mbaa texte yi am na lu ci manqué mën na la texte bii moo am lu ci manqué mën na la chapitre bii mbaa mën na la section bii mbaa mën na la titre bii mbaa mën na la article bii mu jàngal la article bi ne la article bii ci lii la sooxee li damay déglu ba léegi dégguma kenn ko wax ay généralité rek dina texte yi la dégg naa ci sax ñu naan texte Ibrahima Sow yi la loolu erreur yu mag a mag la kenn waru koo def suñu dellu seet ci li ñu doon wax naa ko sànq texte yi war nañ ko mën a améliorer c'est sûr amul benn texte ci àddina boo xam ne duñ ko améliorer suñu Sénégal soo ci delloo ñaari président yi passé dañuy def référendum adopté ay texte suñu paree ñu ne est-ce que président bi am na 2e mandat mbaa 3e mandat ñu indi ay agrégé de droit ñu ciy discuter kii wax jëm fii kii wax jëm fële États-Unis réew bi gën a mag ci àddina gis nga bat ci démb bi ñuy certifier résultat collège électoral bi dégg nga ñu ne certification bi cérémonie rek la am na ñu ne non dañ ko war a discuter war nañ sax mën a am changement donc loolu moom mooy nature humaine loolu mooy nature texte mais li am ci élection yi gisaguma fuñ ma wone parce que li nga xam ne moom la ñu def changement ci tànn président dañoo ne képp ku war a nekk ci président association bi bëgg nañu fekk nga bokk ci association bi 1 an $500 bi fii lañ ko fekkoon fekk yaa ngi doon cotiser bëgg nañu également nga wone ni ci ñetti at yi passé yaa ngi doon fay say tax bëgg nañu également su fekkee child support daf laa tegu nga indi luy wone ni amee loo ci bor loolu yëpp li tax ñu defoon ko mooy képp koo xam ni amee nga child support yoon mën na garnish sa compte képp koo xam ni fayoo say tax yoon mën na
ñëw teg loxo ci sa compte bancaire mbaa compte bancaire boo xam ne sa tur mu ngi ci te képp ku nekk président association bi dañuy jël compte bancaire association bi transféré ko sa tur donc garantie de sécurité yooyu moom moo taxoon ñu def ko leneen li taxoon ñu def ko mooy dañu bëggoon organisation bi du mën a def ay grant application pour nga def grant application officers yi nga xam ne ñooy jiite organisation bi li leen di njëkk a laaj mooy ndax fay ngeen tax li ci topp mooy est-ce que yoon teg na leen child support su fekkee yoon teg na leen child support est-ce que child support yooyu amee ngeen ci bor donc pour ci gàttal wane ni rek débat bi du wax dëgg yàlla du fi ñu ko jëmee ñi koy présenté ak ni ñu ko posé ak ñi ko wax liñ ci jublu du véritablement poser débat pour les textes mais c'est plutôt pour détourner attention nit ñi ci li nga xam ne moom mooy problème bii di am te problème bii di am li ko indi du ay texte li ko indi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo appliqué texte bi jublu biñ ci am ak ni ñu ko appliqué loolu moom mooy problème bi mais du leneen donc ci texte yi loolu moo nekk li ma ci bëggoon wax. waaw balaa nga baal ma rek président balaa ngay dem ci parce que soxla nañ tamit am ci sa xalaat mais am na ñuy wax ne texte yi li tax ngeen bëral ko changé waat ko wala am loon ci indiwaat mooy dañ ko defoon pour mën a gagner élection yi muy loolu lu doy waar mais comme ça laaj la rek nga ñëw ci ñun. waaw mais xaw ma nan la nit mën a gagner élection ci ay texte élection ci ay carte lañ koy gagner. effectivement su fekkoon baal ma su fekkoon dañu bëggoon gagner élection yi ci ay texte bi Serigne Ndiaye di def compétition ak ñun parce que boobu la texte yi commencé. effectivement. kon peut-être du présenté wu. dëgg la mais dañ ko bàyyi mu présenté wu ñu dem ak moom compétition jaarale ko ci yoon yi mu ko war a jaar jox ko ay indépendant yu organiser ko. ba ñooñu déterminer que élection yi jaar na yoon que ñu ñoo ko gagné. président nga baal ma rek ma may la nga naan ndox ma dama nga ñëwaat ak ñu rapidement c'est important. d'accord merci. kon nag président ma bàyyi la kon nag nga ñëwaat ak mbokk yi dina nekk am solo. El Hadj jërëjëf ci li nga ma may ma dem naani ndox. c'est important. nga may ma li ma wax ci règlement bi moom mooy li ci sama xalaat pare aussi pour discuter ci continuer discussion bi je crois aussi que dina baax nga am ci opinion wu ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite woon commission bi ak ñi fekke woon assemblée générale bi ak également ñi ciy wax que ñu wax avec précision loolu dina dimbali organisation bi mais beneen point bi nga xam ne bëggoon naa ko également antu ci mooy li nga xam ne moom la groupe bi fi nekk bureau bi fi nekk di wax tout le temps que ñun defuñu ak ñoom passation de service loolu également tontu nañ ci tontuwaat ko waaye la répétition est pédagogique le rappel est pédagogique le fait de dire une chose et de continuer à le dire c'est pédagogique donc nañ ko wax peut-être ñoom dañu jàpp ni nit mën na jàpp lu dul dëgg nga koy wax lu bari su demee nit ñi danañ ko mujj gëm mais jàpp moo ni loolu war na mën a xew ci am fii ci communauté bu ndaw bi ci diir bu gàtt bii li xew mooy bi ñu demee assemblée générale ba pare ci bésu assemblée générale bi ñu paree man maa wax ak président Sadio Barry ne ko nañu def passation de service telle date yéen rek dañuy def mu ne ma d'accord yemuma ci loolu ma yónnee ko email boo xam ni maa ngi ko yor ne ko telle date nañu daje nga indi sa équipe ma indi sama équipe dinañ leen préparer le dossier yépp laaj bu ngeen bëgg laaj dinañ ci tontu lu ngeen am question ak lu mu mënta doon dinañ lu ngeen soxla dinañ leen ko jox yemuma ci loolu date boobu ñu jàpp dañoo ut ay seede parce que xamoon nañu ñu am rapport dañoo ut ay seede dañoo dem ci rajo bi ñu woo communauté bi ne la ñoo leen fekkee mais ñu woo imam yi woo imam Ablaye Diop bi nga xam ne moom mooy imamu kër maam Alaaji Malick ñu woo imam Moustapha Diop bi nga xam ne moom mooy imamu kër maam Serigne Touba ñu woo président Daïra Tidiane woo président Daïra Mika woo Fally Ndiaye woo Baba Diaw woo ki nga xam ne moo jiite woon commission électorale muy Alaaji Sow woo ñi bokkoon ci comité directeur bi ku mel ni Matar Fall ak ñu bari ne leen ñëw leen ngeen fekkee passation de service bi yemuñu ci loolu ñu filmer ko préparer leen dossier yëpp woo également contrôleur général bureau ak seen bureau mais ñoom ñu bañ a ñëw ñu ne ñu dem foofu toog xaar ba sonn gisuñu leen kenn moo ñëw ci ñoom mooy Mbaye Diop mooy contrôleur général bi ñu jël document yi jox ko Mbaye Diop ne ko lii moom moo nekk li nga xam ne moom mooy document association bi lu ngeen ci am ci laaj on est disposé à vous le répondre nan la ñu mënoon def leneen lu raw loolu
li leen teree am passation de service comme ñi ko yeneen bureau yëpp amee woon mooy ñoom ñoo ñëw te biñ leen woowee ñëpp dégg nañ ko ñoom ñoo bañ a ñëw nit nag mënoo dem këram nga forcé ko xëcc ko obligé ko ne ko di nga ñëw ci bureau pour def passation de service. non loolu kay vidéo yaa ngi fi sax Sunu Afrique rajo Facebook la woon live. voilà voilà dëgg yàlla man nag loolu moo ma jaaxal alors donc loolu dafa naa wax dëgg yàlla jarul xaw ma comprendre moo sax lu tax nit di ko mën a wax beneen bi ci topp mooy nee nañu bi ñuy dem ñun dañoo yàq fichier mais ñun fichier bi nga xam ne bi ñuy dem moom lañ fa bàyyi mooy bi ñu organiser élection yi parce que bu ñu fàttali dafa am élection te bi ñuy def élection fichier boobu la ñu utiliser Alaaji Sow moo fa nekkoon ñu jox ko fichier bi ñi fa nekkoon ñëpp ku ñëw di voté si dañuy xool ndax sa tour mu ngi ci biir fichier bi ñu seet su sa tour nekkee ndax sa cotisation mot na fichier boobu foofu moom lañ ko bàyyi bi ñu demee ba nga xam ni ñoom woo nañ leen ñu bañ a ñëw Kaw Sow nekk moom wax dëgg yàlla na mu baal li ci li may tudd turam ci rajo yi que moom xamul ndax ñii danañ ko jëlaat am déet waxaguñ ko dara kon day dem toog xaar donc ñoom pratiquement biñ leen joxee association bi ñoom ñoo fa nekkal seen bopp pendant 1 mois certainement ci manœuvre yi ñu doon def ci la ñu yàqee fichier bi comme ni ñu yàqee website bi parce que website bi dafa attaché woon ak carte bi nga xam ne moom moo nekk carte association bi ñu demee ñu def ak ñoom passation de service ñu jël compte association bi def ko seeni tur ñu jox leen ñoom ay carte yu bees ñun carte yi ñu yokkoon ñu discard ko ñu dagg ko foofu ñoom au lieu que ñu dem wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo moom website bi di leen fay mbaa jox leen ay moyens de paiement defuñu ko dañoo toog bañ a fay ba ñëw ñu couper website bi ci noonu également certainement nu ñu def ba perdre fichier bi parce que dafa am façon nit yu bari dafa am nit ñoo xam ni dañuy jël seen responsabilité mais dafa am ay nit ñoo xam ne lu leen mën a dal ci àddina dañ koy jiiñ ñeneen ñi te malheureusement loolu la gis ci nit am na également doole bu bari lay laaj pour que nit ki mën a def erreur reconnaître erreur boobu te malheureusement loolu gisuma ko fii doole également bu bari lay laaj pour que nga jàppee nit adversaire kooku réussir ay mbir nga reconnaître ko loolu également gisuma ko ci ñoom problème boobu moom la ñu am d'ailleurs fii ñu toll tey ci association bi problème boobu moom mooy suñu problème donc ci gàttal ñun bi ñuy dem di bàyyi association bi ci condition yu excellent lañ ko bàyyee wax naa ko keroog ci sa rajo suñu budget bi ñu mujjee def $511,000 la mosul am ci association bi yor nañu organisation bi 4 ans mosuñu def fundraising suy metti suy tàng suy difficile ñooy ut suñuy pexe ba fay li ci nekk yëpp te boobu charge yi ñoo gënoon a bëri ndax boobu ñun dañoo amoon charte sociale képp koo xam ni bokk nga ci association bi te cotisation mooy nga génn àddina ñu ñëw lay jël en charge d'alors képp koo xam ni yaa ngi ci association bi am benn tolof boo dal soo ñëwee ñu jox la chèque ñu jox ko ay nit ñu bëri donc charge yi moo gënoon bëri waaye taxul nit dégguñu ci benn rajo mbaa ci benn xew-xew ñu taxaw ñu naan association dañoo am problème kër gii nga xam ne tey am na ñaari foreclosure yu ci am yor nañ ko pendant 4 ans te boobu moo gënoon compliqué parce que da doon doog a door yor nañ ko ñu fekk fa teneen boo xam ne fayul ba génn dem yoonam yor nañ ko teneen amee ñu fa $13,000 taxul ñu am benn mois arrière ñu fay ko ba bi ñuy dem amawuñ fa benn 15 def nañ ci ñaari programme immobilier programme bu njëkk bi jas daanaka amuñ ci dara parce que 1,5 million lañ doon jëndee kër yi jas joxewaat ko membre association bi 1,5 million waaye liñ ci doon am mooy $200 droit de participation boobu nga xam ne moom la membre bi doon jox soo xoolee 48 donc ça fait 8,000 et quelques pratiquement loolu fayul sax ñaari mois loi association bi parce que loi association bi $5,000 la par weer Malicounda ci la ñu yàlla defal sutura ñu am ci dara alors loolu tamit dañ ko négocier ak ñoom ñu def protocole maire bi ñëw fii ne dinaa leen boole ak ay nit ñoo xam ni dañuy jaay seeni tool ñu dimbali leen ngeen jënd ko su ko defee ngeen morsale ko waaye ñun amuñu suuf bu ñuy maye fii la ñu taxawoon ci dëkk bi li ñu wax dañoo may ay suuf mosuñu ko trouvé te protocole yaa ngi fii leer ba dee wane ni ñun dañu ko ñu jënd loolu jëndee ko hectare bi 14 millions morsale ko mettre la surface là à niveau fay les frais municipaux fay les frais d'état fay li ci war a dem yëpp dese ci plus de $60,000
bi ñuy jóge ci seen bor yi ñu amoon yëpp ñu fay ko ci amee woon nañu $18,000 facture ndox ci kër gi parce que dañu dem def paiement arrangement parce que xamuñu woon ñu am na ndox bi ñu ko xamee fekk na affaire bi jéggi na doole ñu def ñu chèque bi mu ngi fii ñu fay ci siège bi dañ fa amoon problème ndox ba yóbbu ñooñu tribunal ne leen duñ leen fay parce que ndox bi dafa lig te ñun amuñu accès ci bi ñu demee bay dem ñu waxtaan ñu ne mais su fekkee dañu nar a am ay nit ñu bees ñuy remplacer au lieu que ñu leen fi bàyyil xaalis bi ñoom ñuy continuer di dem ay tribunal yàlla moo xam ndax ñoom ñooy gañ am dañ leen di gañ pourquoi du ñu régler lii rek ñoom nga xam ne suñu ñëwee zéro la ñuy fay. wala yoon. xaalis bi ñu amee woon ak 1 mois de loyer muy $24,000 ñu bind chèque fay mu dem yoonam alors rajo bi yëpp ñu fay ko ba mu des $10,000 ñu bàyyi leen ko fi $10,000 bi 5,600 xaalis la bu nekk. ñaata ngeen leen bàyyi loon ñaata. $10,000 lañ leen bàyyi bi ñuy def. ci ginnaaw gi ñoom fayu nañu $5,000 beneen ci kër gi. boo xam ne ñun lañ ko amee woon ñu fay leen. $10,000 boobu keroog bi ñu tasee ci banque bi di changer signature yi yàlla def na yow keroog fekk la. maa ngi foofu effectivement par hasard waa fa ñëw. te ñun li ñuy def dañ koy documenté. parce que xam nañ li ñuy def. reçu boobu nga xam ne ci bés boobu ñu leen joxe compte moo nekkoon ci compte bi ñu ngi yor reçu bi. yamuñu ci yor ko reçu bi dañ ko yónnee ay seede dañ ko yónnee contrôleur général association bi ñu nekkoon contrôleur général ak ñu bees ñu woon. yónnee ko ki nga xam ne moo jiite woon commission électorale ba pare ñu ngi ko yor yow mii suma paree danaa la ko yónnee nga yor ko. c'est important oui. ñu jox leen ñaari chèque yoo xam ne Teresa Napolitano moo ñu ko fayoon ci publicité bi ñu doon defal. bu nekk $800 muy $1,600 ñu tegal leen ko. semaine après ñu yóbbu leen chèque bu $2,000 boo xam ne ñun ñoo ko fayeeku woon ci xaalis bi ñu amee woon ci ay loi ñu fay leen ko. donc soo boolee loolu yëpp ak li nga xam ne moom moo nekk déposit bi ñu bàyyi woon ci rajo bi ñu transféré la ko $10,000 la. mais $10,000 boobu ci bëgg a xeex ak ci bëgg def nit lu metti au lieu que ñu jël ko fayeeku seen i facture dañ cee jël $4,000 ne dañuy porter di plainte Sénégal ba léegi dégg naa man loolu ci sa rajo laa ko dégg yëguma ko woon sax. effectivement $4,000 yoo xam ni ba pare. këru association bi ñu ngi ko waroon fay le 1er janvier fay ñu ko le 1er janvier fay ñu ko le 15 fay ñu ko le 30 fay ñu ko le 1er février ñu ngi ko fay le 26 février premier paiement bi pour wane ni il n'y a jamais eu une intention sérieuse de s'occuper de cette maison-là. Ce discours a toujours été que kër gi en vérité association bi moom ñaareelu paiement bi nga xam ne moo nekkoon paiement février ñu ngi ko fay le 28 mars ci la ñu arrêté def paiement donc en vérité te ci loolu laa bëggoon daanale. ak siège bi. groupe bi fi nekk vraiment damay wax ci sama akulaay tala damay wax également parce que dama am responsabilité morale ak communauté bi. am na loo xam ni mën na ci def diplomatie mais am na loo xam ni suñu responsabilité la suñ ko gisee ñu partagé ko ak communauté bi. suñu gis-gis la ku mu neex mën nga ko jëfee ku mu neex mën nga ko bañ a jëfee mais ëllëg ci biir bu ñu wax ni ñi ko xamoon waxuñu ko. réalité bi ak problème bi ñu am tey mooy ñii fi nekk il y a un problème. parce que su fekkee ni da nga yor siège association bi pendant 2 ans. liggéeyuloo benn victime pour fay ko je te donne un exemple bi ñuy jógee ci siège bi wax naa la ko bi ñuy jógee ci association bi. bàyyi nañ fii $10,000. ñoom ci la ñu jël $5,000 fay weer bu njëkk pour loyer. n'est-ce pas. wax nañu ñoom ci rajo bi ne ñoom ci xaalis bi la nit ñi joxoon pour ñu fayal leen jëndal leen ay kër ci la ñu jël $65,000 fayee ko loyer parce que dañu ñëwoon pour tëj siège bi. donc soo jëlee 5,000 ak 65,000 ñaata la du 70,000. fi may wax ak yow tey association bi am na arriéré presque $50,000 retard ci siège bi amee nañu 47,000 et quelques. donc soo boolee 50,000 ak 70,000 c'est $120,000 loolu ça veut dire que 2 ans yëpp pratiquement ñoom produire ñu lenn loo xam ne fay nañ ko benn weeru loyer. c'est un problème parce que il faut que les gens se demandent mais. même tuuti day ñëw ci association bi di adhéré ak loolu mais xaalis boobu fan lay dugg ça c'est un problème beneen bi mooy siège këru Asa bi nekk Bronx tout le temps am na loi su $5,000 ba $5,500 ñoom bi ñëw dañ ko yokk boo xam ne mu ngi fay dugg xaalis boobu fu ñu koy dugal mënu di nax ay nit di leen wax kër gi dafa yàqu dafa bënn dafay senn pendant 2 ans loolu amul sens ñu dëkk ci kër gi ñu ngi dëkk ci biir kër su kër yàqoo ba senn ba kenn dootu fa dëkk ñi dañuy gën te kër gi ñi ñaa ngi fa dëkk di fay ñi fa dëkk ñu ngi naan ñoom ñu ngi fay ku dem mën nga ko vérifier
xaalis boobu ñu fay collecté ba ci weer bi ñu nekk collecté nañ ko fa fu muy dugg parce que fay ñu kii léegi gën a graaw du loolu li gën a graaw mooy ay nit yor association bi def programme immobilier ne dañuy jëndal ay nit kër ñëw ñu jox leen xaalis pour ñu jëndal leen kër ñu taxaw ci rajo ne ñun xaalis boobu ngeen ñu joxoon pour ñu jëndal leen dañoo bëggoon jël siège bi ñu jël xaalis boobu fayeeku siège bi mais loolu niveau d'irresponsabilité ak d'incompétence boobu kenn waru ko nekk ci niveau boobu nit ñi di bàyyi di la continuer di la bàyyi ngay continuer di gérer organisation bi yemul ci loolu ñu taxaw publiquement ne 20 millions jël nañ ko jox ko nit koo xam ne biñ ko joxee ba pare la ñu doog a dem seeti ndax kooku am na suuf bu mu leen di jaay même yow soo demee ci boutique ngay jënd tàngal balaa ngaa fay di nga xam ndax ki lay jaay tàngal bi am na tàngal ba pare. effectivement. c'est ça nan la nit responsable bu toll ni organisation bu toll ni association du Sénégalais taxaw publiquement ne dañoo nax waa ji dañoo nax ñu jox jël suñuy $20 millions dañoo jël 20 millions yi fay ko bi ñu demee ba foofu maire bi nañu kii ngeen fay amu fi benn suuf ça veut dire que yow tu admets d'accord nga que da nga fay nit 20 millions ba pare doog a vérifier ndax am nga suuf c'est rien de personnel mais organisation bi weesu na lu ko ay nit ñu mel noonu di diriger te ku def loolu nga bàyyi ko mu continuer di diriger organisation bi mooy jox nga ko licence su ñëwaatee na fermer organisation bi te li gën a dangereux leneen li mooy ba léegi kenn déggul loolu nan lañ ko nar a lijjante ñun ñëpp soupçonné nañu te kër gi nga xam ne moom la ñu ñuy fàggu yor ko at yu bari seen xalaat mooy jaay ko fayee ko bor yi li ci des ñu fayee ko ñaari at yi ñu fiy toog suñu paree ñu perte kër gi perte association bi ñëpp dem mu jeex loolu nag ku mu neex lu la neex nga def mais ñun suñu devoir la ñu wax ko ndax ëllëg ak si biir histoire dinañu juger te bés bu ñu histoire di juger nag ku nekk xam lan moo ci nekk sa responsable. mais président jamono yooyu yëpp est-ce que amoon moo ñoom woowuñu la pour nga jàppale leen les anciens présidents mais surtout yow mi nga xam ne yaa saison ci ñoom rek. man mosuñu ma woo pour ñu jàppale man li ñu def mooy dañ maa yóbbu tribunal ci ay affaire yu ñàkk fayda. ku la yóbbu tribunal moom du la woo pour nga jàppale. dañ ma yóbbu tribunal pour $1000 parce que dañoo dem def seen conférence de presse ñoom ñëpp ñu dajaloo xam nga li gën a dangereux ci àddina mooy haine parce que su la jàppee dëgg daf lay pousse ba nga yàqal sa bopp en fait ba tu vois ñun association bi yàlla rek a xam liñ ci daj ku nekk xam nañu su fekkee ñun yar nañ ko pendant 4 ans defuñu benn fundraising keneen ñëw nga gis difficulté yu mu am su fekkoon ni am na lu ci ñu jël xanaa su keneen ñëwee xanaa soo mënul sax au moins sax di nga mën a fay waxuñu la sax nga jël ci mais au moins di nga mën a fay. waaw président looy wax ci ñi ne nañ Covid bi la problème Covid bi la. waaw mooy Covid bi ci année bii passé la mujj mais avant Covid bi foreclosure bu njëkk bi ci kër gi avant Covid bi la woon ñun on surveille la maison donc xam nañu du Covid bi oui Covid bi problème la dëgg la mais avant Covid bi lan moo ci xam. est-ce que yow mos nañ la man ay nit woon nañ ma Atlanta ne ma ndax ASA am na ba léegi est-ce que gis nga benn activité bu ñu organisé ci organisation bi pendant ces 2 ans là bu sérieux loolu amul mais encore une fois c'est pas personnel on est tenu suñu obligation morale mooy ñu wane ni il y a un sérieux problème moo tax man bi ñuy wax assemblée je disais en vérité li ñu war a def mooy taxawal une commission de crise boo xam ni dina gérer une période transitoire. D'ailleurs moom laa la bëggoon laaj léegi ni situation bi parce que on est pris par le temps c'est bëgg naa la laaj tamit ci ki nga xam ne moo di Diary Sow xaw moon na sa nièce la ndax yaayam da nga bokk ak moom mais nga ñëw ci ñun balaa ngay tàggoo mais situation bi noo ko dundee fi ñu toll nii élection amul le président Sadio Yaya c'est un président sortant donc fi ñu toll nii ASA amul président xamuñu kañ la ñuy dem ci élection comité directeur ngi waxtaan y a des médiateurs nga ñëw ci ñun en 2 minutes. bon disons que ASA am na président am na bureau am na comité directeur parce que fii ba assemblée générale bi am